tey moom yow la. imam Birame Pouye tey ñuy waxtaanee li nga xamante ne dafa am solo. Dernièrement également mu secoué sax li nga xam ne moo di réseaux sociaux yi ak benn débat bu juddu woon jëm ci wàllum dépense yu metti yi ñuy def ci mariage yi mais laata ñoo ñëw ci wàllum can imam Birame Pouye dañu bëgg a xam naka la ñuy choisir ki nga xamante ne moom la ñu bëgg a passer le restant de notre vie ci diine ji. macha allah muy question bu am solo c'est-à-dire naka la nit ki di tànnee ki nga xamante ni moom la war a seqal li nga xamante ni mooy en tout cas day jógee ci mbëggeel ce qu'on appelle l'amour dem ba benn projet social boo xamante ni un contrat boo xamante ni à vie lay nekk. boo xoolee thème bi ñu jël tey Soxna Aïcha mooy li nga xamante ni la dot serait-elle n'est-ce pas benn obstacle bu ma firi ci wolof bi gën a simple mooy ndax can nekkul gàllankoor. ngir sëy jëm ca kanam maanaam ndax. nekkul benn gàllankoor bu tax nit ñi mënuñu dugg ci sëy lu tax sax ñuy sëy d'abord balaa ñuy wax loolu parce que li tax ñuy sëy moom mooy borom bi ci ni mu façonné àdduna boo ko gëmee moom mooy ay nit pour ñu continuer seen nekkin di nekk dafa am yoon bu ñuy jaar sa njëlbeen la ko déparé même laataa ñuy am donc le mariage a été scellé là-bas avant ñuy ñëw mooy diggante Adama ak Hawa tellement c'est sacré ci islam sax am na sëy yoo xam ne yàlla moo ko takk maanaam moo choisir oustaz mën na ñëw ci tafsir yi n'est-ce pas yoo xamante ni yàlla moo takk sëy ci kaw am na ñoo xamante laataa suñuy juddu yàlla moo wax ni diw dana juddee si diw lay tudd pour montrer que yàlla moo bëggee loolu léegi le choix moom mooy lan xam nga choix bi yéen dafa ni tunxeelu mala li arba'in maanaam daanu takk jigéen si ñeenti critères yi li maaliha pour son argent n'est-ce pas parce que dafa am alal li xasabiya par sa parenté maanaam ci askanam askan bu mu bokk da ngay am na ñoo xam dañu bëgg bokk ci askan bu rëy soxna seen bëgg a tàgg n'est-ce pas li diineha par sa piété sa religion waaye bi ñu xoolee bi ñu cité kaat yi moo xam taaram la par sa beauté am na ñoo xamante ni jigéen bu rafet dañ ko bëgg jigéen bokk ci askan jigéen moom alal islam mën a fas far bi zaati diin te defar yadaak yow ñi ngi la tànnaloo borom diine boo ko defulee mën nga dëkkee di réccu kon xoolal 4 critères yi mooy beauté mooy taar wala alal wala askan ñu ne tànnal borom diine ji nekkul ni ñeneen ñett yi da nga ko éliminer non maanaam borom diine ji seet si yi maanaam boo mënee am jigéen bu am diine ba pare moom mu bokk ci askan bu baax am alal rafet moo gën parce que yéen boo xam ne benn xaalis mooy bu ngeen dee takk na ngeen takk seen seytaane maanaam na nga takk koo nopp parce que day bañ nga takk benn jigéen nga génn beneen jigéen di la perturbé moo tax am na ñoo xamante ne moom voilà xam fi may waxee nank rek ma def rek mais beneen sens bi aussi il ne faut pas penser que c'est l'homme qui choisit seulement non la femme aussi dafa am droit wu isa aataakum man tardawna xul wa dina fazawijuhu yéen tamit jigéen ñi ku góor bu ñëwee yéen da ngeen am seen mot à dire ku góor ki bu ñëwee na ngeen xool jikkoom ak diineem alors regarde Aïcha bu fekkente ne ku jigéen ki dañ la wax yow ku góor ki da nga seet diineem ku góor ki buy xool jigéen bi diineem lay xool ku jigéen ki ñu ne ko yow booy xool ku góor ki da nga xool diineem ak jikkoom pourquoi ñu ne pourquoi jigéen bi ñu wax na xool ki am maanaam jikko bi ak diine bi parce que ku góor jikkoom ak diine mën na wute di nga gis koo xamante ni maanaam imam la am imam mu yaakaar na ku baax la mi ngi jiite mi ngi jàngale donc mën naa am na diina mi ngi jàngal nit ñi mais mu nay mu soxla di dóore kon kooku am na diine mais amul jikko bu baax maanaam ça dañuy def la part des choses on peut voir un imam avare ñu ne kon attention kon ku jigéen ki na vérifier ndax waa ji ku baax la ci côté jikko maanaam ndax maanaam li ñuy séenu ci ku góor parce que góor dafa am nu mu war a mel donc loolu mooy 2 critères kon nekkul kon benn sens ku góor ki rek mooy xool wala ku jigéen mooy xool kon choix yi noonu la fi ñu tëjee ci question boobu nag mooy choix bi yëpp nag da ngay tànnloo yàlla say critères xam nga mën naa gis ay sa mooy xool ci côté design extérieur rek mu convaincre ma peut-être ton mari c'est le design extérieur ma koy convaincre je dis n'importe quoi mais li ci gannaaw xamu ko léegi day ñaan borom bi ñu ne ah Aïssata mii ma seen de ci design am bi convaincre ma est-ce que design intérieur bi ma xamul nan la mel nga ne yàlla nga ma dimbali ba li may yaakaar mu nekk ci yow yàlla comme yaa xam lépp maa ngi lay dimbali Aïssata mi ma bëgg de bu fekkee ne gën na ci man gën gi nga yombal ko mu nekk sama soxna kon du yow rek sa choix yow kootu mooy doy mais da nga naan na yàlla jàppale sa donc boo xoolee istixaara mooy
talabu alxayr min allah al istixaara mooy sàkkloo yàlla mu tànnal la istixaar nag nemul la ni ko gars yi defee gis Oustaz Taïb Socé nekk defal istixaar mu ne indi la laaj la benn sondeel am lu ki déedéet istixaar mooy yow yaa koy defal sa bopp nga am nga ñaan am na yooyu julli yooyu def am na ay ñaan nga bàyyi yàlla orienté istixaara rek mooy ñaan yàlla orienté la boo defee rek nga foncé nekk ci processus. voilà léegi nag bu ñëwee am ay gàllankoor mu xaw dëgër. bul forcé. waaw mais Imam Birame Pouye li tax ñu sumb waxtaan bi tey mooy wàllum can. alors dama bëggoon nga wax ñu lan mooy la valeur religieuse et matérielle de la dot lan mooy valeur am ci diine nan la war a toolu ak lan moo ko tax a jóg. dëgg la parce que boo xoolee loolu moo ñu gën a tax a jóg tey ñu war a wax parce que dañu wax ni can yi est-ce que nekkul gàllankoor ngir sëy du antu. bi ñu seetloo Sénégal na nekk waaye itam ñu ngi ci àdduna bi di seetlu boo xoolee islam moom lenn la da koy jox li nga xamante ne mooy cëram wala statut d'abord mariage lan mooy statut ci islam statut mooy jaamu yàlla la maanaam mariage jaamu yàlla la dara bu xasee ba nekk jaamu yàlla day ànd ak ay nusuusam ay texam yoo xamante ni ñoo koy régir ñu ne lii mooy daganal sëy lii mooy léegi boo xoolee dafa am lu ñuy wax alal biy daganal sëy da ngay dégg ñun ñuy wax may gu njëkk da ngay dégg ñu naan waru gar da ngay dégg ñu naan baat yooyu yëpp ça dépend ci ay aada may gu njëkk mën nga ne première cadeau la loolu aada la waru gar baat bi tamit noonu la can souvent moo gën a jege baat bi nga xam mooy jege nga xam ne mooy almahar mooy alal biy daganal diggante léegi ñu ne valeur am nan la war nekk bien sûr nan yëg ba ci kaw diggante maam Adama alayhi salaam diggante fi nga xamante ni mooy yoon saa salaam ñëw ba sunu mag ñu baax ñi ba ñëw Sénégal donc nekkul loo xamante ni ñàkkul am ay expérience parce que kenn ku nekk presque ici mais sax ci benn mariage bu ñu validé donc kon am ngay exemple léegi dama lay jox fourchette bi pour nga am valeur bi dama lay jox benn fourchette benn jour am na benn soxna bu ñëw ci yoon saa salaam boo xoolee ci islam maanaam yonent saa sallam dafa amoon ay particularité ay spécificité bokkoon na ci jigéen mën na gis yonent saa sallam may ko boppam yonent bi amoon na loolu mais li ñu jàng ci xisa mosu si nangu dara benn jigéen mosoon na ñëw tax yonent saa sallam mun na ko may naa la sama bopp yonent saa sallam yàlla may na ko maanaam particularité mais bi mu xoolee ndaw si comprendre na déggee na ci yonent bi ni mu jëflanteeg moom ak yarom nga kan maanaam yonent saa sallam nanguwul ak kii woo mais li ñu xool ci situation ndaw soo sëy la bëggoon yooyu saa sallam am kenn ci saxaaba yi moom mu ne bëgg na soxna si mais sax mu ne foo ko jox ko dara mais waa ji c'est très pauvre yooyu noonu demal sa kër même boo fekkee benn bague en fer xam nga en or et en fer nga jox ko pour mu symboliser lii dagal na sëy bi waa ji man loolu amul sama kër waa ji benn genre dara la sàngoo woon ñu ne ko sax même bu ko joxee ndaw si sax moom du am lu mu sol pour war ne waa ji il est tellement pauvre yow sax ni kon dama toog foo nga jox dara ndaw si mais yonent bi mu ko xoolee gis waa ji ni mu sonnee ni mu pauvre nii islam pour jàngal la que du valeur u candi mooy tax nit ñi sëy parce que sinon kon le pauvre du am musu am borom soxna et vice versa yow saa si da mu woo waa ji mu ne ko lan nga mokk ci alxuraan mu ne ko mokkal naa lii bi ñu ko seetlu dépassé wul 20 aaya mu ne ko jàngal ka ndaw si loolu nekk li nga xamante ne mooy candi kon gis ngeen une personne bu motivée extrêmement pauvre ñu wutal ko un plan B pour mu am soxna mais dans le Coran dañuy jàng xintaaran atetum xintaaran mooy 1000 pièces d'or xintaar borom xam-xam yi boo xale digg Abu Hanifa ak al-Jumhur dañ ko natt ci 142 kilos Abu Hanifa moom moo dem ba 149 mais al-Jumhur mooy 142 kilos d'or 142 kilos or kilo or jamono ji presque c'est 59 000 euros c'est 33 millions 33 millions fois 142 c'est presque 4 milliards ci islam ñu ne même boo joxee jigéen bi 4 milliards joxoo ko canam jox naa la benn fourchette maanaam kii dafa jàngale alxuraan ndaw si dagan ko kii joxe 4 milliards ñu ne ko ba léegi joxe wala lu doy kon kenn du valoriser jigéen ci alal bi nga koy jox ci li nga am ak li nga koy yéene kon jigéen kenn du ko jënd jigéen du matériel bu ñu jënd maanaam cër la boo xamante ni yàlla moo ne ku góor ki jox naa jigéen cër bu extraordinaire de waaye foog nga defal dara fais ce geste symbolique le milliardaire son geste symbolique sera un geste d'un milliardaire mais le pauvre son geste sera le geste d'un pauvre mais symbolique quand même kon jàngal naa la kon wala ba islam jàngal na la kon ni la kon amul fourchette benn deuxièmement kenn mënu ko valoriser ñaar
troisièmement du nekk rek alal wax naa la milliard wax la ay ñaan kon lan la kon sëy waxtaan ba juboo la mooy consensus mooy waxtaan ba juboo moo tax islam interdit mariage forcé amul ci islam la ikra fi diin islam amul forcé lépp consensus la waxtaan ba juboo la mais nga jàng ci benn yoon sax nee na bokk na ci sëy yi gën a barkeel mooy sëy yi gën a néew can nag wax naa la 7 milliards 4 milliards wax naa la ay ñaan mu ne sëy bi nga xam ne dañ ko yombal maanaam ku jigéen ki dafa ñëw pour sëy mu comprendre oustaz wax ma wadd ak raxma boobu est-ce que am nga Aïcha boo xoolee jamono ñu muy changé bu njëkk ba dañ doon wax ah comme que mayee nañ de kon nañ bëggante bu njëkk ba loolu doon wax comme que mayee nañu suñu biir kon nañ bëggante parce que bu njëkk ba dañuy mayee paas ak diw duñ sax xam parce que ay xale la woon ñu ne comme que mayee nañu kon nañ bëggante loolu moo amoon ay temps yu njëkk yi mujj gi affaire bi changé comme que bëggante nañu nanu sëy li xam ne mu am comme que bëggante ni lu tax ñuy sëy déggoo ma de autant mariage moo doon jiitu ñi lijjanti amour bi parce que mag ñi ñoo doon gérer loolu dañuy xool ah kii fee la bokk baax na famille bi baax na nan leen boole ñoom ñu ne comme que suñu parents yi boole na nañu jéem a bëggante ndax sëy nañ ba pare mujj gi jamono ji changé passe day gis benn laxasam ñu bëggante mu ne comme bëggante na nanu sëy léegi c'est le contraire passe day gis laxasam mun nga comme que bëggante nañ léegi kay lu tax ñuy sëy parce que lépp li passe bëgg mi ngi am ci laxas bi ñoom Serigne Saliou dem nga xamante ni dañuy lépp lañuy def di sangoo ki def yëf kooku xam nga kooku du sëy parce que am na lépp xale célibataire yi ñoom naas good fine moo tax ñuy yàgg ci célibat bi parce que amuñu namuñu dara voilà ils sont à jour hein voilà namuñu benn marié ils sont à jour alors Imam Birame Pouye dama bëggoon xam ndax par exemple benn Seyku Seydi bu bëggee takk soxna amul lu mu joxe can est-ce que mën na ñëw ñu may ko soxna donte can yi dafa obligatoire mu leb ko mu def ko bor si mën na nekk moom la doon wax léegi on peut anticiper mën nga anticiper mën nga ni dinaa ko fay nga wax kañ la mën na nekk mais foog mu leer moo tax ma ne consensus la maanaam foog nga ni passe mi ngi ñëw passe peut-être moom bëgg na parce que li tax problème boobu am sa question bi mu am solo lu tax mu pertinente question bi moom mooy les jigéen ñi dañuy évaluer seen bopp par rapport à seen sœur wala seen morom da ngay gis Aïssata ñi mayee ko par exemple si 3 millions da ngay siiwal wax ko def ko Snapchat am def ko ci Instagram def ko TikTok am waaw man rek ci xale 3 briques du ay fo voilà léegi xujjakule bali ak nogay jaaxum ñoom jommi nañ ñoom ñoom seen waajo bu ñëwee naan noo am naa 300 000 day ruux siiru naan la 300 000 lan donc kon affaire en charge la léegi nag boobaa nag ñoom nañu comprendre islam sax léegi bu leen neexee léegi Seyku Seydi comme moom daa bëgg a joxe 3 millions te 200 000 la yor moom la joxe 200 millions 2 millions 800 yi moom mu kii ko fekkente ne foofu nañu toll nag waaw fekkee foofu nañu toll mais c'est dommage bu ñu tollee foofu loolu métti na de waaw c'est dommage bu ñu tollee foofu c'est dommage bu ñu tollee foofu parce que li mu doon wax ne yoon saa sallam boo wax yoon saa sallam soxnaam yëpp bi ñu dajalee lépp yoon saa sallam parce que amoon na particularité am lu ëpp 4 soxna loolu foog ñu xam ka yoon saa sallam soxnaam yëpp bi ñu ko dajalee dépassé wul $1500 maanaam 800 000 boo jëlee yoon saa sallam soxnaam yëpp waaw am na plus de 4 femmes nga jël yëpp dépassé wul 800 000 ci jamono yooyu li mu waxoon ñoom Fatima ñoom ñëpp donc lu ndaw la leen joxewul ay sërëwul na li ma ci tënk rek xam naa temps bi jeex na moom mooy na nga xam ne sëy principe bi mooy jaamu yàlla la maanaam góor gi ko jigéen gi parce que yenn saa yi itam jigéen ñi parfois góor ñi ñooy indi problème yi aussi parce que ñoom it dañuy bëgg a rehausser seen bopp da ngay góor boo xam ne bu joxee 3 millions bëgg na itam dégg moom it ci réseaux sociaux yi ñu war nañ joxee 3 millions ça pose problème en fait ngir yàlla moo tax léegi nag il faut que aussi ñu bàyyi xel te sëy yooyu itam Aïssata souvent du gudd fan parce que day bëri coow c'est vrai itam sëy discrétion la lenn la nga ciy siiwal moom mooy officiellement vous êtes ensemble mais les détails kenn soxla ko xam parce que seen contrat boo xamante ni contrat intime la parce que sëy tout est intime mooy sëy bi loolu ñuy def sax nga xamante ne mooy laabaan tëdd na ñu génne yooyu yëpp c'est xaram islam maanaam sa jigéen bi na mu tëddee kenn waru koo xam ndax jigéen ñàkk na ndawam ci accident te teewul ku baax la c'est vrai donc lu deret boobu mooy symboliser te am na bët yoo xam bu ci tegoo ndaw sa mën na fa jaar du am doom donc moo tax il faut gars yi def attention ci suñu yenn aada yi jigéen dañ koy suturaal góor itam day suturaal boppam soxna Aïcha en tout cas Papa Sarr pare nga très important non elle est en train de suivre dégg nga kon leer na future madame Sarr yow laay waxal c'est bon ah amuñ xaalis mais am nañ yërmande gu bare parce que Louga la dëkk góoru ñaambur yi dañoo bari yërmande Imam Birame Pouye Oustaz Saïd Socé amati na solo ñu leen di jaajëfal bu baax a baax.